toujours un immense plaisir amis chers internautes de la TMS TV nuyu nañ leen mbégteeg bànneex la ñuy am saa su ne bu ñuy jàkkaarloo ak yéen fii ci télé bi feeñal lépp lu nëbbu la TMS TV est la chaîne qui montre tout ce qui est caché di leen nuyu yéen ñi di safoo télé bi avant ñuy commencer nag bon je vous suggère ngeen dem ci page bi tapé ci YouTube ci page TMS TV ngeen abonné aussi di mën a seetaan aussi suñu ay information ñu ngi nuyu Alaaji Thierno Moulay Sow le xalif général des Djinn borom kër gi ak njabootam yépp di nuyu képp ku toog di ñu seetaan ak di safo la TMS TV. C'est parti pour une nouvelle émission une émission de bonne humeur une émission bi nga xamante ni chaque quinzaine lay daw fii sur la TMS TV di ngeen ko am chaque quinzaine bu tombeek week-end ñu toog waxtaani culture politique mode et beauté tendance waxtaan humour waxtaan ci sport waxtaan internet waxtaan aussi ci rubrique bu bees tàkk boo xamante ni c'est moi man maa leen ko fas yéene jox rubrique bi mu ngi tudd motivation tu as quelque chose à parler tu as quelque chose à penser je vais te montrer la voie inchallah rabbi donc nag duñ ci wéet parce que télé bi dafa am ay kàngam dañ ciy ànd ak suñu ay naataango Anta Wade nuyu naa la. Jaaj yi maa ngi lay fay salaamaaleykum. mais tu as bien sapé là lu xew ni def bëgg laal su noir nii. waaw à chaud bi la xam nga dama mën gan. non dafa leer lu bees dañ koy beesal. asalaamaaleykum mbokk internet ak téléspectateur yu TMS TV ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di jiital nuyoo bi kilifa kër gi di Alaaji Thierno Moulay Sow di leen wax nag ngeen dal ak jàmm ci suñu émission bu bees bi di à chaud. merci beaucoup ma très chère Wadeen la dafa bëgg ceeb nag bu ngeen ko jàppee dañuy dem nuyu suñu doyen suñu xarit vraiment doyen Moustapha nuyu naa la. alors Diadji le grand slameur. amin waay amin di la nuyu ci émission bu bees bi di à tout chaud. à chaud. di nuyu sa invité bi di am mbégte vraiment di ànd ak yéen ci plateau bi. di profité di ziar di ko jox wàccuwaayam. le khalife général di Alaaji Thierno Moulay Sow di am mbégte di nuyu suñu mbokku internautes yi ak suñu mbokku téléspectateurs yu TMS TV. jërëjëf suñu doyen damay nuyu aussi kenn koo xamante ni doyen la ci kër gi muy doyen Aziz Diagne di nuyu suñu naataangoo yi fi nekk yëpp Ngone suñu tata la di nuyu Soxna Mindooy ak Sarata aussi ñoo bokkandoo nekk ci kër gi jumeau l'immature nuyu naa la. maa ngi lay fay doomu yaay. baa ngi am jàmm. waaw maa ngi sant bu baax. non tey moom da ngay immature. émission bu bees. est-ce que yaa ngi dégg. il faut nga laal tuuti maturité bàyyi immaturité bi yaa ngi komp nuyoo ak waa TMS TV. xalaatuma loolu nee naa du ma mës a mature ci sama àddina. yaa nar a bon. maa ngi nuyu. bàyyi ma ba nuyoo. maa ngi nuyu képp ku toog di seetaan émission bi di kontaan bu baax aussi tamit ci yow di kontaan aussi tamit ci ñi ma bokkal plateau bi aussi. waaw di leen wax rek bonjour bonsoir. boo ndékki boo añ et boo reer te ba pare boo waree dëgmal lu bees da nga koy léemu ba pare. te yaakaar naa ni léemu woo ko demoo jàpp non dinañ ci ñëw doo fréquenté ci jàkk dinañ ci ñëw bu xaawi sama sutura nañ tàllal loxo yi ñu léemu émission bi ba pare. acca boog def ak ñaan bu kenn ree incha allah damay ñaan acca ñaanal ina woo dooma daani woo suppu kànja ni woo da xin mbapp acca ndax li ci couscous du ci vermicelle du ci macaroni te suruxun mbalaxin wa yaasa jën wamaa yaasa yàpp innal yaasa ginaar ceeb bu xonq wamaa ceeb bu weex bu ànd ak suul ak bëgg ndax dëxin ba balaa neex diwlin di tëmb ci kaw laxas yeeg ñoom seen bañ koy nit jigéen ñi dañoo sonn ndax boo ko lekkee teg ci potum ndox boo ko géexul ci kaw lu ne mën la cee fekk la la cay fekk xaw doo ko xam à suivre c'est un humoriste c'est quelqu'un bi nga xamante ni bon je l'apprécie vraiment suma xarit la moom mooy gérer rubrique déglir fii gars yi ñu dem je vous dis TMS TV dafa doon télé boo xamante ni lépp leen di bëgg rek ci lay dox c'est pour cela ñu créé benn émission bu bees tàkk émission bi ñeneen ak ñeneen dinañ fi ñëw ay rubrique yu am solo mu ngi fii aussi ñu ànd ci ak waa kër gi yëpp ak ñeneen incha allah ñu ngi nuyuwaat tamit bu baax Alaaji Thierno Moulay Sow à chaud commencé na dañu jàll ci rubrique sociopolitique ak Anta Wade
kon nag jaaji dama lay daal di jukki li nga xamante ni moo gën a fës ci xibaaru politique bi ci semaine bi nga xamante ni nekk nañ ci. dañ koy dooree ak jokkoo ak Macky Sall mu nekk benn initiative boo xamante ni président de la République daf ko daal di def jokkoo ak Macky maanaam da ngay daal di jokkoo ak ndaw yi ak jeunes yi ku nekk sa problème nga daal di koy jébbal ki nga xamante ni mooy le président de la République Macky Sall mu daal di ciy trouver nag ay saafara yu am doole mu ngi ko dooree ci commune bu Pikine démb ci keroog ci alxames gi mu daal di koy gën a dooree mu daal di koy continuer foofee nga xamante ni mooy Kër Massar jokkoog na échange na ak ñi nga xamante ni mooy ndaw Kër Massar ci seen i jafe-jafe ci li nga xamante ni ñu ngi koy dund ku ci nekk daal di nga ko koy jébbal mu daal di ciy joxe ay saafara jaaji. mais ban initiative ak lan moo sooke tamit loolu. ginnaaw xam nga li tax lu sooke mbir mi jeunes yi xam nga ni dañu sonn jeune Sénégal dañu sonn ku ci nekk yaa ngi toog fi nga toog yaa ngi naan amuloo liggéey ku ci nekk yaa ngi am loo wax te monsieur le président dafa mel ne nag dafa am lu muy waajal li mu perte yëpp lay daal di dabu moo tax chaque jour ak initiative bu bees chaque jour ak lu muy def pour gën a gagner li nga xamante ni mooy confiance jeunes yi tax na mu daal di teg li nga xamante ni mooy jokkoo ak Macky en direct nga wax ak Macky diis ko sa soxla diis ko sa problème mu daal di joxe ay saafara jaaji. loolu de leer na doyen Moussa Ba xanaa loolu kontaan nga ci. jokkoo ak Macky. c'est une nouvelle politique bu mu. lu am solo la de gis naa fan yi nag moom. waa Pikine moom ñu ngi ciy bénéficier bu baax a baax. parce que ñamu jokkool. ñoom ñëpp nee na dina leen utal xëy. incha allah waaw xam nga président nag ku mu ne dina la utal xëy. balaa mu laa utal xëy sax dina la envoyer ay enveloppe yu duun. waaw et puis loolu Macky def sax je pense que c'est important loolu la ñuy wax la proximité. xam nga population bi boo bëggee. toujours ñuy kontaan ci yow il faut nga leen di jege. di wàcc sur le terrain wala ngay wax ak ñoom yëg bi mu am solo. loolu c'est important moo tax démarche boobu Macky Sall def ci week-end bi passé nekk na démarche bu am solo. bu am solo. aussi ça apporte de la transparence ci yëf yi aussi. waaw ça apporte de la transparence mais xam nga dañu nekk ci réew moo xam ni ñun ñëpp ñoo yem. donc je pense que day baax président de temps en temps surtout au niveau de la banlieue. mu génn également wax ak askanam rawatina ndaw yi jeunes yi nga xam ni dañu nekk ci ay difficultés. loolu quoi. c'est important sincèrement en tant que ban ñu jàll ci ban. dañuy daal di jàll addu ci leneen mu nekk li nga xamante ni ñoo ngi ciy waaj a dem muy élection législative yi bu ñu sukkandikoo ci kàddu ki nga xamante ni moom mooy directeur bi nga xam moo géré lépp luy élection ci réewum Sénégal mu ngay wax nag boobu jongante képp ku ci bëgg a samp sa ndënd da ngay daal di matal loolee nga xamante ni mooy parrainage ca boobee parrainage sax da ngay matal lu toll ci 34 580 électeurs pour nga mën a ma daal di mën a samp ci sa ndënd muy parti politique boo nga xamante ni bu bees la wala ak bu mu ci mën a doon loolee ngay daal di matal waaye tamit nga nekk coalition ak foo mën a toll ak sa nombre parti nu mu mën a toll da ngay daal di matal li nga xamante ni mooy 55,357 électeurs pour nga mën a daal di samp sa ndënd ca yooyee élection législative. donc daa mel ni yëf yi ñu ngi koy réglementé waaw mais ñu ngi koy réglementé mais li nga xamante ni mooy CEDEAO di nga xamante ni Sénégal le président de la République Macky Sall mooy ki nga xamante mooy président Union africain étant président Union africain waa CEDEAO di sàkku mu daal di dakkal loolee di parrainage ndax dañu ne parrainage àndul ak yelleefu doomu aaduna ma àndul ak démocratie àndul ak liberté parce que nit ku nekk ku bëgg a samp nëndam dañ la war a bàyyi nga daal di koy samp bu ñu la limité naan la da ngay am parrainage da ngay matal yi électeur pour nga mën a daal di samp sa ndënd ci bokk ca yooyee élection jaay. vraiment am solo la aussi. et bu ñu di tënk nit ñi aussi parce que société bi ñun ñëpp ñoo ko bokk en tout cas daal bon man je salue cette initiative ak ban ñu jàll ci ban. waa dañuy addu ci leneen li nga xamante ni kuñ ne mois de mars sa xel dafay daal di dem ci procès Adji Sarr ak Ousmane Sonko. Adji Sarr nag daal di nay dem foofee nga xamante ni mooy RFI ba mu fa jógee mu daal di dem journal Le Monde daal di addu ne moom li nga xamante ni mooy àq ak yelleefu jigéen dafa gis ne dafa suuxee ci réewum Sénégal ndax gannaaw ba mu daal di amee ci viol boobee mu wax ba tey gisul benn yoon ay résultats Ousmane Sonko mu ngi def lu ko neex waaye moom moomee mu ngi tëdd amatul dara. amul kenn ku ko jege parce que gis na ni sax famille dañ ko ragal ñi nga xamante ne mooy réewu Sénégal amul liberté pour mën caa génn
waaye boobee bi ñu fa daal di jógee ki nga xamante ni moom mooy Adji Sarr daal di nay àdduwaat jëmale ko ci ki nga xamante ni mooy président de la république ak nguuru Sénégal gis nañ ne dañ ko daal di néewal doole daal di jox pouvoir ki nga xamante ni moom mooy Ousmane Sonko waaye parti Pastef moom ba tey demul ñu des ndax ñu ngi continuer li nga xamante ni moom mooy xeex bi taxoon na ñu daal di laaj loolee nga xamante ni mooy levé mooy main levée waaye gis nañ ne dañ ko daal di rejeté loolu moo jot a ruusik wàllu opposition lu ci diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko. mais yow est-ce que jàppoon ni affaire Ousmane Sonko ak Adji Sarr am na quelque chose lu ci louche quoi parce que tamit Adji Sarr elle ne peut pas passer les médias nii di wax jàppoon ni am na benn suspense ci biir bu ñu war a leeral. li ñu war a leeral kenn rek moom moo ko war a def muy justice bi. léegi nag man li ma bëgg daal ñu daal di koy def xam nga justice du Sénégal ñëpp ne dafa tëddee njaaxaanaay boobu nag na ko daal di def ci diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko képp ki nga xamante ni moom moo nekkul ci dëgg yoon daal di lay teg loxo ñu daal di koy def une bonne fois léegi ñu ku ci nekk daal di koy fàtte mu daal di nekk fàttali ci réewu Sénégal ndax bu demee ba journal Le Monde dem ba RFI da ngay xam ne kon Adji Sarr nekkatul ku ndaw am na lu nekk ci ginnaaw donc nañ ko daal di leexal ñu daal di jàll ci leneen. te aussi j'avais un mot à dire. dafa am benn mouvement les féministes là et damay dégg souvent ñuy wax ci affaire de Adji Sarr et autour ñoom seen rôle dañ ciy xaw a raj ji tuuti parce que tamit féministe boo ne féministe nga nit bu ñu ko violé jàppale ko mu repentir gën a jug newaat ci beneen aspect am benn épanouissement mais chaque bu leen ko di pousser muy xeex di xeex loolu am na jàll ci leneen et on en passe mais chaque jour Adji Sarr jigéen aussi dañ koy sàkkal sutura aussi dëgg la jàppale leen ko mu refaire vivre mais pas que ñenn ñi di nekk ci ginnaawam di ko pousse pour mu xeex am na yoo xamante ni aussi bon bu ñu politiser loolu noonu ba mu yàq benn affaire bi ci nit bi parce que nit nature am la am nit deram la am bu yàqoo rek yàqu na aussi ak ban anta Moustapha mi nga xamante ni moom dafa xam affaire u genre yi. affaire du genre surtout. Moustapha moom côté boobu xam naa ne moom li mu ci xam bëri na. ci suñu doyen la suñu doyen la Ousmane Sonko ak Adji Sarr loo gisee loolu noonu. non man dossier boobu defe naa ni la fois dernière bi ma ci waxee au niveau de Walfadjri. avec l'avocat de Ousmane Sonko Maître Ablaye Tall. ak le major de la gendarmerie Kandji. defe naa li ma ci waxoon leer na nañ une semaine avant événement yi di am moom laay répété waat rek dossier bi dafa am ay zone d'ombre dafa am ay lëndëm yu bare xam nga rapport sexuel mën na am te viol amul ce que beaucoup de Sénégalais ne savent pas. consentement la bu boobu. comprendre nga donc man jàpp naa ni dossier Adji Sarr c'est un complot ourdi contre Ousmane Sonko. bu ñu demoon même ba ñu ne seq nañ ñoom ñaar jàpp naa ni même mën nañ seq mais viol amul. parce que y avait un consentement moom. wax dëgg fa parce que tamit parce que xam nga lu tax ma ne viol amul. parce que dossier bi ni ñu ko monté. ak ñi ci tax. ak ñi nekk ci pouvoir bi ñu leen ciy tudd te ne ci ginnaaw dossier bi parce que man jàpp naa ni Macky Sall il n'en est rien dans cette affaire. au départ yëgu ko sax. mais am na ci ñoo xam ne ay suqam lañ xam nga làmb ji dafa am. booy bëree da nga am ay ñuy ànd ak yow. suq yi mooy ñoo nekk ci ginnaaw di bëre. léeg-léeg sax ñuy xeex te yow mbër mi doo ko yëg ñooy suq yi. Macky Sall aussi jàpp naa ni am na ay suqam yoo xam ni bu ñu demoon ba di leen tuumaal sax ñooñu la ñëw tuumaal mais Macky Sall pour man doonul dara dans cette affaire. parce que Sonko aussi dafa ubbi ay front yu bëree bëri. dafa am problème ak Mamour Diallo am problème ak ñeneen. ci biir état bi. ñooñu rek mën nañ def complot bi donte justice moo war a leeral mbir mi man jàpp naa ni man viol amul. très sincèrement. ñuy ñaan nag loolu jeex Adji Sarr yàgg Sonko yéen tamit moom moo réew mi Anta dañuy àddu demaat ci leneen li nga xamante ni mooy décision bi maître bi président de la république daal di jël gannaaw Pape Amadou Sarr mi nga xamante ni moo jiite woon délégué général à l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes ci 8 mars bi nga xamante ni lañ doon sargal ay jigéen ñi moom Pape Amadou Sarr mu daal di fay joxe ay kàddu yoo xamante ni ñëpp ko ñaawlu woon mu teg ko ci nga xamante ni mooy kilifa diine yi gannaaw nag ba mu ko defee le 8 mars le 9 mu xëyee la daal di la ki nga xamante ni mooy le président de la république daal di koy dàq ca boobee poste daal di koy jébbal nag daal di jigéen mu daal di honoré rendre hommage jigéen daal di koy jox ki nga xamante ni moom mooy mu ngi wuyoo ci turu Mame Abi Seye
vraiment loolu surtout war nañ cee wax nañu bàyyi di fowe diine yi. dañu bàyyi di fowe nitu diine yi parce que il a été limogé dàq bu ñaaw lañ ko dàq. bu ko waral du question de dara mais li mu wax nga warul woon tegu mais nañuy wax bàyyi diine dañuy jël sax politique sax di ko dugal ci diine. aussi doyen Moustapha loolu tamit lan nga ci mën a wax nañu bàyyi diine gi ñuy fowe. mu nekk vraiment lu doy waar. loo xam ni sax li ñuy wax ci tubaab ça prend des proportions inquiétantes. xam nga semaine bële ñu génn gis nga imam Sall. Mouhamed Lamine Sall. waa Louga aussi. bi defoon tojaange boobu ca Walfadjri. ba sénégalais yëpp naqarlu ko ñaawlu ko. président aussi en conseil des ministres ñaawlu ko. bu Pape Sarr bi nag dafa gën a garaaw. parce que Pape Sarr li mu wax garaaw na garaaw boo xam ni foo ko natt rek romb na fa. moo tax. réaction Macky Sall aussi yat bi dafa gaaw génne ko daal di koy dóor ci Pape Amadou Sarr parce que Pape Amadou Sarr defe naa ni li mu wax pour man du sax njuumte mais dafa def erreur bu grave bu rëy sax yow jàngoo diine xamuloo dara ci diine nga jël li nga xam ni moom la yàlla suñu borom wax nga ne loolu amul ku ne xam na ni miraas góor ñaar jigéen benn nga dindi ko sànni ko fële plus grave nga dem ba wax jigéen bu gisee baax war na mën a dem jàkk plus grave nga waxaat encore que ni moom ñi ngi ci 21e siècle que tollootuñ fu ñuy waxee ni góor bu ñuy julli góor day jiite jigéen maanaam dafa bëgg jigéen ak góor ñuy tolloo même sàppe maanaam tollootuñ 21e siècle tubaab bi sax dépassé nañ loolu kon moom maanaam diine yàlla suñu borom bi daal la dindi sànni ku fële bu gën a garaaw bi nag mooy kilifa diine yi nga xam ni ñooy suñu royuwaay ñooy suñu wéeruwaay ngay wax ni bëccëg sëriñ si du ñu nuyoo waaye bu guddi jotee ñuy def lu gën a garaaw donte sax kàddu yi li mu wax sax ñemewu ma cee egg mu nekk kàddu yoo xam ni lu doy waar la. du domaine am da du domaine am. et puis moi sama dikk lu tax may wax ni juumul parce que texte bi ba mu koy lire le discours. mais ça a été rédigé il était calme. il était calme. et puis conscient même. et puis di ko wax nga gis famille di ree bon pour man dafa bëggoon def plaisir ci journée 8 mars bi famille. waaye nag mbir mi mu jën a nekk ay xalu safara yoo xam ni indi nañ ko ay njombe lii nag président def dañ koy rafetle décision bi dañ koy saluer au moins ñu xam ne réew mi du réewu caaxaan du réew moo xam ne lu nekk waaye wax. am na yoo xam ni pour man dafa war a jeex ku ko def rek dañu war a rëq sa ndigg. dañoo war a rëq sa ndigg Anta. jaaju man loolu daf may fàttali rek wax ki nga xamante ni mooy suñu sëriñ di sëriñ Cheikh Amadou Tidiane si daan wax mu naan li ñuy wax frein ci oto nit war na ko am ci làmmiñam gis nga nit bala moo wax il faut que mu remuer 7 fois la langue ndax waxkat bal la bu xasee ba génn dootul dem nga nekk kilifa bala ngaa wax war nga def li nga xamante ni mooy nga communiquer ak ay nit nga waxtaan ak nit ñi parce que bu fekkoon ne am na ñu mu communiquer bu doon am na ñu mu saafonteel dinañ ko wax lii kat du waxu ndax Sénégal ku xam kilifa yi ñoo tax jàmm moo fi am te moo fiy des ba àlaa yow mi ji. c'est un mythe intouchable la religion. buñ ko di fowee léegi nit yi dañuy fowee diine dañuy politiser diine. et je fais part ci benn mot gis nga politique. bokkul ak politicaillerie. politicaillerie mooy faire du n'importe quoi wax du n'importe quoi boo toogee ne politique non nañu bàyyi diine gi ñuy fowee ak kilifa diine yu ñuy def yenn yi ak di ko wax yenn yi parce que affaire yi du responsabilité te du respect aussi nit ki nga xamante ni bon boo soxlawee xam yàlla moom moo la koy wax wala teg la ci yoon boo xamante ni mooy dem ci moom donc respecté ko malgré lu mën a def sax mais du da ngay toog en public di ko wax très sincèrement bu fekkee da ngaa juum toogal nga baalu ñëpp bu fekkee tamit loolu nga doon dund ba ko parce que baaxul tu as fait une grosse erreur même Anta ci bu ñuy jàll. dañuy jàll ci liggéey yi nga xamante ni le président de la république Macky Sall moo ngi koy def tey nag ci samedi bi ci fukki waxtu ak juróom bu daal di amee li nga xamante ni mooy travaux yi nga xamante ni mooy deuxième phase du train express dinañ ko daal di samp ki ko xamle nag moom mooy directeur bu APIX nga xamante ni moom moo géré liggéey yi nga xamante ni le président de la république da koy def ci wàllum train express ci réewum Sénégal. train express régional yéegaguma ci nag yéegaguma ci de lu xew foofu ci TER bi. dañuy def beneen.
ginnaaw bee ba mu jàllee dafay defaat beneen prolongé daal moom mooy deuxième bi mooy ñaareel terre bi nga xamante ni président de la république nar na ko sampaat ci réew Sénégal dafay liggéey ah bon merci beaucoup ma très chère Anta ci rubrique bu am solo boobu c'est une rubrique bi ngeen di am chaque quinzaine fii ci émission à chaud à chaud c'est une émission de bonne humeur di ngeen fi gis lu ne di ngeen fi dégg lu ne sur la TMS TV sans plus tarder ñu attaquer la rubrique sport avec Doyen Moustapha. waaw sport tey dañuy njëkkee ci football ñu war a jouer 13e journée mooy fukkeelu journée ak ñett mën nañu wax ni sax mooy la dernière journée phase aller Ligue 1 première division bu Sénégal alors mu am nag juróom-ñaari jongante tey am na ñett suba am na ñett altine am na benn lu tax altine parce que suba mooy ziar général bi te match bi war a am altine dinaa ci ñëw léegi mi ngi war a amee Thiès te le préfet nee na nañu football match bi lundi parce que service d'ordre du am suba parce que service d'ordre suba yëpp Thiès la jëm donc tey mën nañ jàpp ni am na ñetti jongante yu neex benn bi nag bi ci gën a fës ma nga war a amee tey ci stade Ngalandou Diouf ci diggante Teungueth FC ak AS Pikine xam nga AS Pikine temps yi moom dañuy doxal bu baax a baax ñoom ñoo jël d'ailleurs deuxième ci championnat bi nekk ci ginnaaw Guédiawaye parce que Guédiawaye mi ngi am 22 points AS Pikine am 20 points donc AS Pikine mooy dem tey rendre visite équipe bu Teungueth FC Teungueth FC nag daaw moo jëloon championnat du Sénégal moo nekkoon champion représenté Sénégal en Coupe d'Afrique des clubs mais actuellement dañu nekk ci ay jafe-jafe parce que juróom benn match a ngi nii gagné wuñ donc ñoom ñooy recevoir tey Pikine mu nekk match bu rëy boo xam ni ñëpp ñu ngi koy xaar beneen bi tey mi ngi war a amee fële ca Saly stade Fodé Wade ci diggante Mbour Petite Côte bi nga xam ni moo war a dalal tey Génération Foot Mbour Petite Côte xam nga ñoom ñi ngi am entraîneur bu ñu wax Vitorino Mori Vitorino mooy seen entraîneur parce que président bi mooy Mbaye Diouf Dia Mbour Petite Côte dañu signé partenariat ak ay italiens donc italiens yi ñoo leen jox chaque année xaalis indi leen aussi ay entraîneurs ñoom ñoo war a recevoir tey équipe bu Génération Foot match boobu aussi dina nekk match bu metti match bu neex parce que Génération Foot aussi mën nañu wax ni 2 points la ko premier bi rawee muy Guédiawaye Génération Foot aussi am na 20 points donc au niveau de Génération Foot aussi am na un excellent travail qui est en train de se faire là-bas parce que boo xoolee ay ñoom Mbaye Niang ñoom Sadio Mané ñoom Ismaïla Sarr ñoom ñëpp Génération Foot la ñu génnee troisième match bi tey nag mi ngi waree amee fii ci stade Alassane Djigo ci diggante Dakar Sacré-Cœur ak équipe bu Linguère bu Saint-Louis yooyu mooy ñetti match yi suba aussi am na ñetti match suba nag match bi gën a métti mooy ci diggante Guédiawaye bi nga xam ne mooy leader moo jël premier am 22 points war a daje aussi Casa Sport aussi mën nañu wax ni moo jël deuxième match bu rëy parce que Casa Sport moo jël deuxième Casa Sport am 20 points te li ci intéressant mooy Casa Sport bu dóoree suba Guédiawaye day jël la première place au stade Amadou Barry donc mu nekk match bu rëy suba xam naa ni suba match boobu xam naa ni midi dina fekk stade bi fees parce que xam nga Casa Sport bu ñu football ñoom fu ñu mën a football ci Sénégal dañu am ay section 14 régions yëpp dañuy jël ay bus par exemple demain 14 régions yëpp fu nekk ñaari bus dana fa jóge wala ñett ñëw fële stade Amadou Barry donc midi dana fekk stade bi fees match bu rëy suba à Amadou Barry beneen match bi suba mi ngi war a amee au stade Albouri Ndiaye bu Louga ci diggante Azak bu Ndiambour nga xam ni le président du club c'est Moustapha Diop nekk maire Louga nekk en même temps ministre de l'industrie et de la petite moyenne entreprise mooy Moustapha Diop ministre mooy président Azak Ndiambour nga xam ni Sidaat Sarr mooy seen entraîneur Sidaat Sarr nag mooy Papa Matar Sarr bi nekk équipe nationale ñoom ñooy recevoir Douane nga xam ni le président c'est mon ami le colonel de la douane Bassirou Ndiaye donc Ndiambour ak Douane dañu nekk ci ay difficultés Ndiambour aussi nekk ci difficulté parce que Ndiambour ñoom ñoo jël actuellement Ndaare ñoo jël la dernière place avec 8 points Douane jël 12e place avant dernière place avec 12 points donc match bu metti lay doon suba troisième match bi suba ma nga war a amee ca Mbao stade de Mbao ci diggante équipe bu Gorée nga xam ni seen président mooy Augustin Senghor war a dajeek jàmbaar bu Saly jàmbaar Sayer Seck
ñëpp xam nañ ko. moom mooy président bu équipe bu jàmbaar. loolu mooy ñetti match yi am demee. 7e match bi nag mi ngi am war a amee lundi à 16h30 à Thiès au stade Maniang Soumaré ci diggante équipe bu ñuy wax Seneps ak Jaraaf bu Dakar. donc mais man dama amoon benn équipe ñaari tali. waaw ñaari tali mais ñaari tali léegi ana ñu ak ñoom fu ñu féete. ñoom dañu wàcce ren ils sont en 2e division. d'ailleurs seen président mooy Djibril Wade. mooy le maire de Biscuiterie commune de Biscuiterie. moom mooy le maire. donc mooy le président aussi de la LSF. mooy Ligue sénégalaise de football professionnel. mooy équipe première division yi dafa am ligue professionnelle ñoo ko diriger Djibril Wade mooy président ligue professionnelle. mais ñoom Jeanne d'Arc tamit fu mu nekk. waaw ñoom ñu ngi 3e division. Jeanne d'Arc bi nga xam ni non waaye c'est la seule équipe au Sénégal bi nga xam ni moom kese moo fi finalu Coupe d'Afrique Ligue des champions. d'ailleurs ñoom ñi ngi war a football lundi au stade Alassane Djigo ñoom ak stade de Thiaroye ñi ngi 3e division ñoom ñoo jël 3e. nekk ci kanamu ci ginnaaw équipe bi ñëw Oslo. donc Jeanne d'Arc mais ba léegi li jaaxal nit ñi mooy Jeanne d'Arc malgré que ñu ngi 3e division. mais boo demee lundi stade Alassane Djigo da ngay gis presque stade bi day fees. 3e division stade bi nit ñi dañuy ñëw dirigeants yi également dañuy ñëw. Jeanne d'Arc nga xam ni presque. équipe de base la Jeanne d'Arc lu mu gagné ci ay titres. et puis mu nekk club boo xam ni presque moo gën a yàgg ci équipe bi parce que la Jeanne d'Arc a été créée en 1921. par contre xoolal équipe bu mel ni Jaraaf nga xam ni ñi ngi ko créé en 1969 donc xoolal Jeanne d'Arc c'est la doyenne des équipes sénégalaises. donc malheureusement bi ñu amee ay divergences seen biir ay problèmes ci biir ci lañ dem ba équipe bi wàcc moo tax problème baaxul ci équipe entre xeexoo entre dirigeants yi loolu presque moo tax Jeanne d'Arc wàcc te Jeanne d'Arc c'est un grand club. ak ban doyen Moustapha. basket bi aussi. waaw basket bi xam nga tournoi Sahara conférence bi am temps yi à Dakar Arena. boo xoolee Duc ñaari match yu njëkk yi daf koo ñàkk. donc démb ci vendredi bi Duc mujj na gagné victoire bu am solo. 92 à 86. mu nekkoon nag match presque bu métti boo xam ni démb mi ngi amee woon ci Dakar Arena. donc Duc doon dajeek équipe bu ñu wax rek. équipe bu Rwanda. si yaa doyen Moustapha ci rubrique. sport bon tey ci samedi bi. am na ñaari match. ça reste waaw ci samedi bi tey. acca Monastir bu Tunisie moo war a daje ak Duc. te Duc dese na ko ñaari match. su ko gagné day qualifié am na beneen match aussi Slack bu Guinée ak Ferroviario. bu Mozambique. mu nekk 3e journée. de la Sahara conférence. donc dese na ko ñaari match. ci basket bi Duc dese na ko ñaari match. war na football tey war na footballaat lundi ou bien mardi. su ko gagné rek ils vont se qualifier donc ça ne sera pas facile. ça ne sera pas facile parce que tamit du yomb tamit mais courage. courage nos frères lions basketteurs. bonne chance à vous aussi. xam nga Duc nag. parce que ñoom it dañu mës a am ay joueurs yu mag ku mel ni ay ñoom Mborika Fall. ñoom Adama Diakhaté. ainsi de suite ñoom Koumba Cissé. xam nga Duc macha allah équipe basket bu mag la parce que équipe bu étudiants yi la quoi. donc loolu quoi am nañ seen terrain et puis étudiants yi xam nga. dañu bëgg basket. dañu bëgg basket quoi loolu la moo tax ñuy def toujours ay résultats. merci beaucoup à notre doyen Moustapha ci rubrique bu am solo boobu et rubrique bi tamit dina fi ñëw chaque jour chaque émission à chaud rek. daañu wax aussi xam naa week-end bii di ñëw daañu wax ci championnat européen. incha allah daañu wax ci lamb ji aussi. incha allah ci lamb ji aussi surtout. et sans plus tarder on va s'attaquer à la rubrique Minute Net. de retour sur le plateau rubrique bu am solo aussi mooy Minute Net Minute Net c'est une rubrique boo xamante ne lépp lu xew ci internet bi rek dañ koy def benn bref bu ndaw jox leen ko aussi dinañu wax tamit ci takk suuf de Wally Seck bi nga xamante ni Khalifa rappeur ak 6000 problèmes ils sont arrêtés par la section de recherche de Faidherbe pour diffamation parce que Khalifa rappeur moom da doon traité Wally Seck koo xamante ni dafa takk suuf ne dafa takk Missu Sénégal bi di Ndeye Astou Sall muy animatrice fee ca 2STV loolu nag ñi ni nee nañu amul Khalifa tamit bon lu ma ci jaaxal chaque jour bu génnee di wax dafay jurer waat sur le Coran mais bon par la suite mujjee nañ ko arrêté fee ca
fee ca Faidherbe police bu Faidherbe. gendarmerie bu sa Faidherbe bu quoi gendarmerie bu Faidherbe. dinañu wax tamit ci divorce du couple Mabo parce que gis nañu ci réseaux sociaux yi ñuy def seen émission ne dañoo divorcé et autres mais bon benn clip la woon rek benn mise en scène la bu ñu doon def nit ñi jàpp ni dañoo divorcé mais divorcé wuñu ñoom seen couple mu ngi fonctionné loolu benn kii la woon rek clip bu ñu doon préparé aussi di wax ci loolu sénégalais yi nañu bàyyi di dugg ci vie privée jàmbur même loolu su amoon concerné wu kenn sëy dagan na tàkkali ko dagan na mais rafetul donc nañu bàyyi di dugg ci vie privée jàmbur yi à chaque fois dañuy creuser nit ñi di xool lu xew ci seen biir ak nañu bàyyi loolu aussi dinañu wax ci affaire de Adji Sarr ak Sonko toujours en cours lii kañ lay jeex Adji Sarr ak Sonko kañ lay jeex et ñuy wax nag aussi bu fekkee tamit ñi nekk ci problème boobu yëpp ak ñi mu concerné muy Adji Sarr ak Sonko nga la waay nañu jàmmal may ñu jàmm parce que problème boobu chaque fois day ñëw parce que mënuñu à chaque fois rek di concentré wu ci problème boobu bu fekkee justice am na ci yoon na ko def bu fekkee tamit amul ci yoon ñuy def ay njuuj njaaj nañ ko bàyyi jàll ci leneen parce que Sénégal ñun jàmm la ñu tag ak salaam dinañu wax tamit ci appel Layène bi 142e appel bi. Ousmane Sonko yëg nga ni démb moom defoon na benn conférence de presse. dinaa ci ñëw. yaa Awa Rassoul aussi muy présentatrice aussi. moom bon ci appel Layène bi defoon na benn genre j'espère benn fête xawma je ne sais pas. mais dafa répondre différemment au nom. de l'appel de la communauté Layène aussi. ci appel bi parce que bon ay xiin la andi woon je ne sais pas ba Layène yi dal ci kawam. ñëpp dal ci kawam ci internet bi ñëpp dal nañ ci kawam mais par la suite génn na ànd ak papam baalu aussi baalu ne bon peut-être xelu xale ko jàppoon mais damay wax rek la religion est sacrée. du caaxaan de. du caaxaan nit loo ciy def taxaw ci laaj ko ba mu leer nga sookaa def mais munoo leen jékki-jékki saa yi di def leen neex après ngeen toogaat naam sangam nit lépp ngay dugg da nga koy xam soog cee sóobu aussi moom suñu sœur la aussi bu beneen yoon te bu mu la dal looy def rek na nga ci xam na nga ci xam te aussi na nga ko maîtriser te na ngeen bàyyi folklore bi jigéenu Sénégal dañoo topp folklore topp affaire beauté affaire buzz ba yu ñuy def sax. duñ ko xam loolu moo tardel réew mi. duñ ko xam et Sonko monsieur le maire de la ville de Ziguinchor ñu lay jaajëfal defoon na génn na démb ca vendredi bi jàkkaarloog askan bi waxtaan ak ñoom mais bon lu ñu ci mën a ràññee mooy affaire u Adji Sarr mais Sonko freiné na situation boobu parce que nee na dossier bi loolu noonu ay coups yu ñu monté la mais boo leen gisee dossier ba tey amagul suivi parce que ña ca nekk ak Sonko xamante nañu vraiment freiné na leen te défier na leen aussi donc lépp lu ci mën a am rek yàlla na jàmm yàgg et bu dee tamit nar na andi fitna yàlla suturaal ba def ci saafara bu wér a wér dinañu ñëw tamit ci Alaaji Thierno Moulé Sow la xalif général des Djinn gis nañu ci APEC bi mu demoon fee ca Yoff xaw ma Cambérène jàkkaarloog géej gi je sais pas def benn miracle ndeysaan ñëpp waaw taxaw comme d'habitude moom tamit mbooloo mu bari topp ko mbooloo mu takku sax vraiment dañ koy ñaanal aussi jàkkaarloo na géej gi def ay yëfam kiti saaya yooyu moom vraiment kuy dimbali nit ñi la kuy faj nit ñi di leen dimbali aussi yooyu moom bon tàmm nañ ko ci moom yàlla may na ko te yàlla na ko gën a yokku guddal fanam aussi ñun suñu fierté la aussi fierté de toute une jeunesse aussi toute une situation toute une classe la aussi vraiment merci beaucoup li ngay def yàlla na yàlla yokku sa xam-xam aussi merci beaucoup sans plus tarder on va s'attaquer à la rubrique humour avec Demba humoriste. damay am lu ma dolli ci wax ji rek mooy ci côté religion bi parce que dama jàpp ni que nit koo xamante ne am na yenn yoo xam boo ci xamul dara waroo cee mën a def maîtrise parfois nit ki da ngay yaakaar ni que da nga mature fekk man ak yow a yem yow da ngaa immature. je suis immature damay ñëw ak yow ci xiif jaaji xiif du mbokk te kenn du ko tuddee doom xiif menn mi waaw
te am na yenn métier yoo xamante ne boo koy def boo xiifee gëw ma ni que li ngay def dina baax. mais xiif baaxul nag. moo tax tubaab ne ventre creux n'a point d'oreille. déggal loolu. waaw biir bu amul dara nopp yi du dégg bu ma doon wax fii ba suba doo dégg dara. mais kii dégg na nag. kii dégg na nu ma déggee. sàcc bi dafa dugg ci kër gi di sàcc. tëb na tag ñëpp tëdd nañ. gardien baa ngi toog na la di nelaw. mu ne tëb seen machines yi seen lépp. ordinateurs yi téléphones yi tout. moom dox na ba dem yegg ci ordinateur yeeg iPhone yeeg et tout jël lépp dugal ci saagam mais day génn ci bunt bi fekk dafa xiifoon mu def nii yem ci gardien bi toog fekk mi ngi teg boolu ceeb bi ci wetam mu dox ndànk dem ba toog ubbi bool di dem mais day dem di dem la muy lekk neex na dafa dem ba bool bi jeex mu tëj bool bi teg tàpp gardien bi ne ko waa sa waay ku ceeb li te da doon sàcc. Demba fan la jëm. Demba seetal yaa ngi ci li ngay wax. dafa am yenn yoo xamante ne yabaate la sax yow bu la leeree ni que da ngay dem di def dara mu leneen da nga xiif lekkal ba pare. lekkal ba pare. bi may ñëw léegi nii tam dafa am lu ma arrivé ci oto bi mu metti ma trop vraiment dama bokk ak oto xale bu réew mais chauffeur bee ko gën a réew oto bi day daw ba mu yàgg xale bi génnee bopp bi allahu akbar ñaari oto yi buñu laalante woon essence yi accident am na maanaam chauffeur bi da koy xoolaat kanamam oto bi bu dawaatee tuuti bu génnee waat bopp bi allahu akbar ñaari oto yi buñu laalante woon essence accident am na. xale bu ndaw la. xale bu ndaw bu góor. waaw chauffeur bi da koy xoolaat kanamam dernière fois bi dafa dem bay yuux mu ne ko et ça suffit saaga ko maanaam xale bi dégg na saaga bi am na lu ko metti mais dafa noppi parce que moo ko ëpp doole bu mu demee ba ci arrêt bi war a wàcc dafa ne chauffeur da nga yaakaar ni boo ma saagaa dama lay bàyyi maa la gën a réew fuuf dafa gis nga sa tànk boobu saa boo ko tegee ci frein teg nga ko ci sa nangam tànk. déet bu faag. bu faag. léegi yow imaginer. faag de. ma booleeg réew mi. imaginer chauffeur bi buy xëy day teg buy gontu day teg saaga boppam te buy wàcc day teg door a wàcc. kooku dafa yar diku. kooku saa buy xëy saa bu xëyee day saaga boppam te dafa dem ba ci arab bi ne day teggi tànk bi maire bi ne ko sama càmmoñ di nga ko ca teg nag parce que damay wàcc nii moo tax àdduna kuy jaay réew rek am na ku la gën a réew li waa ji doon wax naan fii kenn gënu fi kenn fii ku fi war a réew day réew kon nañ jéem a yaru. réewande kilo bi jarul sax ñaar dërëm. voilà yomb na lool donc nan nañu yaru. nañu yaru merci à Demba aussi ci rubrique délire c'est une rubrique d'humour aussi. non da nga may ma terminer. acca parce que temps bee ñu xoj acca gaaw dafa am sama ñaari xarit yu ma bokkaloon classe li faa ma may leen ko. kenn ki mu ngi tudd Modou keneen ki mu ngi tudd Fatou dañ toog ci classe bi ba benn jour prof bi daal di koy interroger moom Modou ne ko dama la doon laaj yow boo màggee lan nga bëgg a doon xam nga Modou moom ndeysaan dafa élégant mu nekk di wax naan man su ma màggee bëgg naa nekk transitaire ba pare am xaalis takk jabar te su ma takkee sama jabar lu ma laaj ci xaalis dama ko koy jox te aussi tamit bu ma xëyee dama koy baleel foo beereel ko raxasal ko ndax il est charismatique door a dem prof bi encouragé ko ne ko waaw loolu moom c'est bien boo ko defee def lu baax ci lañ laajee Fatou yow boo màggee lan nga bëgg a doon mun a jabaru Modou si booy seet ku bëgg lu baax ba romb boo téye Fatou moomu téye ku bëgg lu baax Fatou moomu bëgg lu baax. wax na dëgg la mu wax kat daa neex lu mu laaj ci xaalis ma jox ko jabaru Modou waaw
merci beaucoup à Demba mon jumeau mon frère aussi ci rubrique bu neex bi xam naa temps bi moo ñu xaw a xoj moo tax mais incha allahu rabbi beneen yoon di ngeen gis leneen ak leneen ci moom il a du talent et vraiment j'ai confiance en lui Acho mu ngi tàggatoo et xam naa dañuy def le tour de l'émission ñu bàyyi ku nekk tàggatoo ñu jox leen dig daje ba beneen Anta tàggatoo ak waa Acho. jërë ngeen jëf yéen ñi nga xamante ni yéen a ñu doon seetaan ci Acho li nga xamante ni nag loolu lañ leen fi jotoon a taataanal ci ay xibaaru politique daal di nañ leen ko daal di jébbal di leen jox dig daje ba beneen yoon ci yeneen i xibaar. mais tey sañse nga doyen Moustapha. waaw merci beaucoup ci rubrique bi. amoon nañ mbégte vraiment participer ci émission Acho di jaajëfal ñëpp di jaajëfal sa invité bi également ak sama. naataango bi ma bokkaloon plateau bi muy soxna Anta di leen jox dig daje ci yeneen yi waxtaan. non Acho moom espoir moom yaa koy pënd ak moom jox naa ko yaay borom defal la neex. merci beaucoup aussi à Demba humoriste li mature Demba kañ ngay mature tàggatoo ak waa Acho. maa ngi bëggee waale sama mbokk immature yi ñoom ñëpp maa ngi leen di bëggee waale parce que mënumaa jug ba pare te duma leen nuyu ñoom aussi. Demba temps bi xoj nañu de. di kontaan bu baax a baax ci plateau bi aussi kontaan naa tamit ci gars yi quoi vraiment affaire bi nice na trop. waaw di kontaan yow tamit ci yow. déedéet bu kontaan ci man de. non yow maa ngi kontaan yow chaque jour damay kontaan ci yow. kon nañu kontaan continuer. chaque jour damay kontaan ci yow ak ñu toogoon di seetaan yéen ñëpp maa ngi kontaan ci yéen di leen jox dig daje ci beneen numéro muy gën a neex. beneen yoon gars yi fii la sur la TMS TV ci seen émission bu mag bi bu bees tàkk muy Acho une émission de bonne humeur fii ngeen koy amee. di nuyuwaat borom kër gi Alaaji Thierno Moulay Sow nga xalif général des Djinn di nuyu ñu nekkoon ci régie bi sëñ Fallou ñu ngi koy nuyu ñu ngi nuyu Cheikh Ibra ak équipe Kara production ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox dig daje gars yi ba beneen et bu leen fàtte nag di abonné ci suñu page di bës cloche de notification bi jaaraamaa les gars ba beneen sur la TMS TV ci Acho.